salaam gars yi ñu ngi leen di ziar di leen jox cër bu baax a baax fii ci 94.5 Dakar FM la rajo Bonheur seen émission Salam ci xol ak Diarra Salam di am mardi bu jot 19h30 ba 21h30 Salam Tambédou Salam. Salam soxna Diarra Salam auditeur u Dakar FM 94.5. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar Salam. di leen jox cër bu baax a baax nag. di leen jox cër surtout waa Yëmbal arrondissement Yëmbal département de Kër Massar. ñu ngi leen di jox kon seen wàccuwaay yéen waa académie Plume d'éveil di leen jox cër bu baax a baax ak bépp académie boo xamante ne mi ngi ci fii ci biir Sénégal maanaam collectif bi nekk fii ci biir Sénégal kon ñu ngi lay jox cër bu baax a baax dinaan nag fii ci 94.5 di leen di wax seen émission Salam ci xol na muy tëddee moo di ne 19h30 bi ñu démarré émission bi dañuy ubbi téléphone bi gars yi bu ñu ne Salam ngeen dugg wax yéen ni ngeen tudd ak fan ngeen dëkk ci ban collectif ngeen nekk su ko defee ngeen ne Salam ngeen commencé déclamer bu ngeen noppee nag lu ngeen bëgg wax ñu wax kook ñun kon ñu continuer ak yéen parce que seen émission 100% Salam ak poésie ndax ñiy def poésie yëpp ñu ngi ci biir ndax suñu nee Salam ne poésie. yes bu ñu nee Salam ni poésie. ndax Salam mën nañ ko définir comme poésie musicale. ci loolu dañuy nuyu bépp collectif wala bépp académie boo xamante ni moo ngi ci Sénégal di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu spécialement waa académie Plume d'éveil suñu directeur Sambar ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fa nekk di liggéey incha allah. Sambar ñu ngi lay ziar bu baax a baax tey damay wax ne juste rek balaa ñuy démarrer. yaa ngi wax ni Plume d'éveil. Plume d'éveil nu mu tuddati seen fi ngeen nekk Yëmbal. Yëmbal ñaata collectif moom moo nekk foofu. waaw Yëmbal rëy na rëyul parce que am nañ Yëmbal nord am nañ Yëmbal sud. donc académie Plume d'éveil dafa nekk benn structure boo xam te ne dafa taxaw pour encourager développement Salam ci biir Sénégal particulièrement ci Yëmbal. donc académie Plume d'éveil moom moo nekk benn collectif bu nekk Yëmbal. peut-être nag am na ay collectif yoo xamante ni mais dégg naa ne am na yeneen wala. waaw mën naa nekk am na yoo xamante ni ñu ngi leen di togg te loolu bu ñu ñëwee juste pour gën a yaatal Salam la quoi. gën a yaatal Salam. yeah. mais nga foog ne yenn saa yi est-ce que pour man benn duñ ne Yëmbal. wala ñu ne Diamaguène. wala ñu ne Pikine. wala ne ville. donc bu fekkee ne am na ay collectif. benn gox bu nekk. normalement ci yoon. dama bëgg xam ndax benn collectif. moo fa war a nekk wala ku ci nekk mën nga sàkk sa collectif bopp. est-ce que mbooloo bi gënul. mbooloo mooy doole loolu la wolof wax. après ñu ni seul on va vite mais ensemble on va plus loin. donc loolu moom ay théorie la yoo xamante ni ba àdduna sosoo ba léegi moo am. te yaakaar ma ni am na leen lu ko dindi. ndax bu ñu booloowee Salam rek moom mooy gën a jëm ci kanam. peut-être lu ku nekk sa ruq bëgg koo liggéey bu ñu booloowee liggéey bi day gën a tabaar fakal la. yes kon nag ñu fàttali leen rek ne ci buumu jokkoo yi ñu ngi ci Facebook ngeen mën rek partager gars yi ñu mën a démarrer lii di émission bi dem seeti ñii di waa JKM nag ñu seeti ko ci morceau bi nga xamante ne moom mooy Aduna. JKM Aduna. avant loolu dañoo bëgg nag gars yi dem live Facebook bi partager commenter autre quoi partager bu baax a baax. ñu kon nag xam leen ne ñi aye moom moo di waa. académie Plume d'éveil. ñoo nekk fan. Yëmbal. kon waa académie Plume d'éveil ñoo nekk Yëmbal li ñuy def mooy téléphone bi nañ leen ko joxaat ñu xam ne ubbi nañ téléphone bi. ku bëgg a woote da ngay dem ci 33 821 88 11. lu mu ciy teg. touche appel. day déclamer Salam ñetti yoon Salam nga déclamer mu neex après ñu waxtaan. balaa ngay déclamer dama bëgg nga wax ma nan nga tudd ak ban académie nga nekk ñu mën a xam yaay kan. yow mi liggéey loolu yow la kan 94.5 Dakar FM la rajo Bonheur. yow bés dina ñëw nga doon ku ñuy gunge bés boobu ngay dellu ci yàlla fi nga jóge ndax moo ñu sàkk te moo ñu fiy jële mag toog na gis lu xale bu taxaw dul gis. malaaka ñëw na jël suru mag te kenn du ko gis nee nañ dee du tàggoo waaye dina la bett bu dee ndaw nañu ñafe góorgóorlu fexe bàyyi fi luy mën a law lan mooy dee mooy dem te doo ñëwaat ñu dem jiitu nañ ñu waaye lu métti mooy dootuñu leen gisaat rongañ toog
xool jeex malaaka ñëw na téye kurus wala chapelet delloo xel ci yàlla nay rafet fii yàlla bay sa tool am nay nitu yàlla sax yu amul yére yu ñu sol su yàlla xoolee suñuy jëf waat naa ne du baax nañu fexe ba bu dee ñëwee mu fekk ñu ci lu baax am na ñuy muñ di dund nakar ak tiis sonn ñàkk li ñu lekk di dee ak xiif borom doole yaa ngi bëgg ndax ñàkkuñu dara néew ji doole yaa ngi wër di wut ndax amuñu dara lu ñu lekk wala lu ñu naan ñenn ñaa ngi jooy di sonn di wut fu ñu fa naan bul gis nit ak alalam nga ñee ko xamoon ni mu def ba am boobu mu am ko nit def na sacrifice ba sacrifier doomam alalu àdduna moo ko jaral lu ne ba mu tooñ boppam tuub naa wallaay dama bëgg a changer melokaan jéem a def lu baax yokku fula te wàññi jaaxaan def lu baax pour waajal bët fi mees sang dugal ma ci sama keesu néew àdduna du dara lu dul demal maa ngi ñëw nañ delloo xel ci yàlla JKL. Merci beaucoup JKL. Morceau bi di àdduna dégg ngeen lu mu ci wax waaye balaañ ci ñëw di faram fàcc rek dañ leen di fàttali ne téléphone bi mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 821 88 11 33 821 88 11 ngeen woote ci seen émission Slam ci xol ci àddina moo tax ma ne dafa am solo ci bu ñu ne poésie ne slam ndax ci mbind mi dafay jàngale doo jël rek di woy lu la neex boo ko dégloo di ngi ci dégg sa bopp di nga ci gis sa bopp ba tax na àddina du dara nee na te koo ne ma teg ci ne te koo ne doo dara mu mer te moonte àddina du dara dégg nga kon nit ñi war nañu xool surtout ci jamono jii ñu war ñu nekk war a delloowaat xol yi ci suñu borom Tambédou waaw comme JKM ni mu ko waxee àdduna du dara te àdduna amul solo ndax nit a ngi xëy di wuti loo xamante ni xamul ndax dina ci jot nit a ngi xëy di sabab wala muy bëgg loo xamante ni wóoru ko ndax dina ci jot kon da ngay xëy chaque jour nga dénk sa bopp sa borom moom li nga xam ne li nga ko war a am balaa ngaa dee incha allah dina la ko jox jarul xëccoo jarul njëkkantu jarul wut ay raccourci yeneen ak yeneen nga xam ni ëllëg jamono mën na la cee tënk wala mu ñu nettali boo xamante ni du doon nettali bu rafet comme àdduna amul solo te dee moom la ñuy wax ni dee rek ay dëgg ndax nit moom looy xëy suba ba ngoon di daw di xëy di wàcc da ngay jekk ba mu yàgg rek loolu ñu naan la mort a frappé à sa porte da ngay xëy rek mu fëgg te bu boobaa moom foo jaar di nga tijji quoi. La mort a frappé à sa porte. loolu de moom fu nekk dina fa fëgg de kenn daa xamul kañ la fan la. kon dañuy dem seeti kii di Kéba. ndeysaan ma koy nuyu bu baax a baax moom Kéba le gladiateur maa ngi koy jox cër bu baax a baax. di kontaan ci moom waaye tamit di nuyu grand yi nga xamante ne saa su ne dañuy teewlu seen émission. muy ñoom grand PK maa ngi koy ziar bu baax a baax. ak bu naa jaara ci yenn taalibe Sëñ Touba ma leen di ziar di leen jox cër bu baax a baax waaye Kéba le gladiateur dañuy dem seeti ko ci morceau bi nga xamante ne dama di jigéen kon mu cëralee ko képp kuy jigéen kon ñu Kéba ñu déglu ko dama di jigéen ñu fàttali leen téléphone bi ci 33 821 88 11 dama di jigéen tollu saa digg ndaw lépp luy safaan ma daw ngir bëgg baax ba faw waaye yi lay àndandoo yu bon jàpp saa xel saw ma tàmbalee blow bisin baati dox bon ak yey keew saa dund bànneex rax ci ma tàmbalee naaw xam luy mbaranta naan ko xeb naa yendu bawal ma fanaan gumba tax ci waxu ndey ak baay waxatuma laag bu bàjjan ak nijaay amoon fit lool te naan lu ci sama yoon bu dee alal la ma këf waaye nañu xam ni ñoo ma ko sëf boo bëggee ñu juboo ba ñu xuloo dee ma tuddal la xaalis taamu naa ci na bees tëliis jamono jooju bëgguma ku ne yàcc ne yasar boo ko defee ma ne la xanaa doo góor nga ne ma lu tax ma ne la doo fayu te doo dóor bés bu yàlla sax ko ma tëkk góor te naan cëy suma la jàppee waaye dama réeree mbir ni cëy suma la sàppee léegi te góorgóorlu fexe bàyyi fi luy mën a law lan mooy dee
dee mooy dem te doo ñëwaat ñu dem jiitu nañ ñu waaye lu metti mooy dootuñu leen gisaat rongañ toog xool jeex malaaka ñëw na téye kurus wala chapelet delloo xel ci yàlla nay rafet fii yàlla bay sa tool am nay nitu yàlla sax yu amul yére yu ñu sol su yàlla xoolee suñuy jëfwaat naa ne du baax nañu fexe ba bu dee ñëwee mu fekk ñu ci lu baax waa dee de moom am na ñuy muñ di dund nakar ak tiis am nañu mujj di dund naqar ak siit waaye dama ne le gladiateur moom defe naa ne dee dafa am doole moom bu duggaat ci diggante bi dee def ñuy fàttali boppam même bu fekkee ni sax duñu ko mën a fàtte ndax chaque jour boo deewul di nga dégg ku dee dëgg la baa nga gis ku dee xam naa am na ku dugg ci am na ku bëgg a déclamer Slam à cause des temps de vie. Mais dans son visage, on ne voyait que du bonheur. Mais toi, qui as souffert pour ce vécu, chaque jour, je te rendrai grâce et je persiste. Tu as atténué mes mois de l'affectation. Lorsque j'étais encore ton maison, de l'enfance à l'adolescence, tu m'as supporté avec aisance. Ma màgg tey bëgg la way ci sama yaay jaral nga ma wër di jaay doy nga ma waay te yow rek yaay ki man waay du ma dox di wax ay waay ndax liggéey nga sama kër baay lu tax du ma ñëw benn waay di xalaat yaay du ma dox di xalaat ndax yow mi sama wéer waay doy nga ma xeexukaay xalaatuma bew yow jàngaloo ma nag mënuma la fay xanaa ma jël rek di la bégal ñu seen ci mbetteel te ñaan buur bi may mu fayal na merci toi qui merci que je respire je t'aime inexplicable et cet amour j'ai pas besoin de chercher des références car tu es la mienne mon idole c'est étincelle qui m'attire à aller au fond des eaux et de vaincre l'impossible yaay sama mbëggeel ci yow moo ëpp ba asamaan gën a tàlli suuf si gën a suuxam géej gi gën a rëy àdduna bi parce que je t'aime et tu es ma lumière Slam waaye li ma jaaxal mooy ma chérie da nga ne Slam commencé déclamer waxoo ñuy noo tudd waxoo ñu ban collectif nga bokk. salaamaaleykum. Seydi Sali neel da nga ko xola dama kontaan li nga jox jigéen da nga ko jëlee ci sa biir xol moo tax nga fàtte wax yaay kan. Say Aar Académie Plume d'éveil dalal ak jàmm. ndeysaan Say Aar kontaan naa. morceau bi képp kuy jigéen bu ko déggee xolam dina tooy parce que xolu waajur ci doom bi am li muy yëg dafa mel ni lii bi nga koy bind fan nga inspiré wu pour bind ko yow xamoon naa ko dafa nekk jàmbaar ndeysaan kon bi nga ko bindee moom déglu na ko déclamé nga ko mu dégg ko lu mu wax kontaan ndeysaan merci beaucoup Sali say mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax kontaan nañ ci texte bi ak déclamation bi su ma la mënee laaj dara rek sa nekkin biir académie Plume d'éveil di rappeler que ni moom yàggul ci biir académie bi bi mu fi ñëwee tout récemment te dafa tombeek ñuy préparer benn Friday Slam bu ñu doon def jagleel ko suñu mentor maître Djibril Thiam bi woote woon bi passé léegi dañoo jëlee tous les slameurs et slameuses yi ne académie Plume d'éveil ku ci nekk da ngay def prestation individuelle moom mu ñëw tombe ci loolu ñu mettre ko au devant mu yéeg sur scène mu nekk sa première fois te tamit elle avait vraiment assuré quoi donc say académie Plume d'éveil damay wax à part suñu kër yes mooy deuxième endroit bi nga xamante ne
fa laay jëlee soulagement fa laay bégee parce que nekkuñu dañuy rencontré wu di wax kese mais c'est comme une deuxième famille wax dëgg fa yàlla jëlee naa fa lu bëri te ñëpp dañoo jàpp ku nekk dangaa jëfee sa morom comme sa bopp daal te à part dañuy kaf bii rek à part loolu tamit liggéey bi defee dañuy liggéey wax dëgg fa yàlla maa ngi leen sant bu baax. merci beaucoup merci Say ñu ngi kontaan ci moom bu baax a baax ci 94.5 Dakar FM la rajo Bonheur ñu ngi ñëwoon nekkoon ci mbirum bind waaw dañoo nekkoon ci mbirum bind dëb nañ xaw nañ bàyyi tuuti Dabakh pour en résumé rek Dabakh dafa nekk benn slameur boo xamante ni waaw Dabakh dafa nekk benn slameur boo xamante ni bi mu ñëwee ci académie bi tamit yàggul mais bi mu fay ñëw dafay indi ay bagage boppam bi mu fay ñëw dafa indaale voix boppam donc kooku noonu li nga koy jubbantee du bari waaw te dem na ba Africa Slam Tour bu doon am fii nii nga xam ni les slameurs de différents pays yi nga xam ne ñoo ne ci Afrique bi ñoom ñoo ko bokk moom moo demoon représente ci ñi représenté woon le Sénégal ci la bokk et demoon na ba final et tamit fi mu placé woon vraiment lu baax la woon pour une première expérience quoi donc je tenais à di ko féliciter moom mooy Dabakh moom moo nekk Dabakh quoi c'est voilà léegi bu ñu ñëwee ñu ngi ñëw sànq ci mbirum bind bi ñu ñëwee ci mbind am na ñaari façon d'écriture waaw léegi ñaari façon yooyu lañ toll woon ne ñaari façon yooyu mooy ban voilà man ne am na ay textes yoo xamante ni c'est explicatif comme sànq ni ñu demee woon ak textes yoo xamante ni c'est imaginaire man noonu laa koy tuddee donc nag li may nekk di wax nekkul exactement loolu moom moo am mais loolu moo nekk man perception bi nga xam ne am naa ko ci écriture ci ay textes slam parce que slameur bu ne tey jii boo dajee woon 1000 slameur mën nga am 1000 façons wala 1000 styles d'écriture léegi nag bu ñu ñëwee académie Plume d'éveil du ñu bëgg que nit ki di bindee style boo xamante ni c'est explicatif koy dama laa gis bëgg la dama laa xool sopp la danga maa romb ma fan la tu vois donc loolu noonu mën nga ci di rimer di dem li ñu bëgg di demee ci quelque chose d'imaginaire exemple par exemple ma ni asamaan ci xiin na dënnu yi yëngu na waaw donc yaa ngi dugg ci quelque chose de métaphysique xam nga dem par exemple ci wàllum non man je veux savoir dafa mel ni tey soo waxee danga ma tegal lii di ay rime voilà kon yow yéen da ngeen di bëgg bind ci rime voilà d'accord bind yi yëpp bind la mais ça dépend si nit bi nga xamante ne moom la sentir léegi nag am na mbind moo xamante ni nit bi dina bind ba léegi rime boobu mu dem ba fenn mu kale mais bu kalee ba rime boobu mu xool rime boobu ñëwul est-ce que du bàyyi loolu te jàll ci leneen mu ñëw nu mu sentiré wala forcément ngeen tegal ko parce que des fois di nga gis nit boo xamante ne peut-être def na ko mu kale bu kalee mu dugal fa loo xamante ne war a ko dugal mu jaay wala mu xool loo xamante ne bu dee ay naa la mu teg fa naa boo xamante ne amul njëriñ doo xam lu muy tekki voilà foofu xam nga par exemple booy bind dañu ci musicalité li gën a neex mooy mu am ay rime mais c'est pas forcé que poème bi wala texte bi dafa war a am ay rime parce que li jiitu texte bi dafa war a nekk quelque chose boo xamante ni de lourd maanaam loo xamante ni dafa diis te am solo donc bu fekkee dafa diis te am solo nit ki ci li muy gën a appesanteeru mooy ci li nga xam ne moom moo gën a diis te am solo mais pas ci rime bi mais nag ki lay déglu d'habitude parfois day bëgg dégg ay neex ay jeex ay féex et autres tu vois wala su fekkee ci wàllum français ngay dégg ay passion ay compilation ay nation ay médiation tu vois donc loolu noonu dafay nekk quelque chose boo xamante ni dafay neex ci dégg-dégg mais sooy bind c'est pas forcé que tu dois faire des rimes mais daf koy neexal mais c'est pas forcé léegi nag booy bind ba nga xam ni mënoo def ay rimes ça dépend ci sens bi nga bëgg a jox sa texte mën nga bind jeexalee mot boo xamante ni beneen mot bi di ñëw du mën a coupler ak moom maanaam du am rime mais foog nga koy bàyyi dem continuer sa kooru texte quoi tu vois mais su fekkee da ngay bëgg di créer ay nit rime bëgg a dugal foo dugal banaana texte ginnaaw naana donc day xaw a métti waaw moo tax ma ne kon ñaari façon bind moo am na ñoo xam ne mën nañ bii am na ñoo xam mën nañ bee mais nag li am importance mooy ki nga xam ne mi ngi bind su mënee def rime bi waaye rime ba ñëw mu nekk lu am solo boo koy dégg nga jëlee ci njariñ mais su fekkente ne rime bi nga xamante ne maanaam teg nga ko te amul benn njëriñ nga ne kii du kee
bii du bee xëyte lii du lee rek di dem di kii du bee am na ay bee mais lan mooy kii du kee bii du bee xëyte lii du lee voilà loolu laal doon wax mooy texte explicatif comme ni ma la doon wax rek maam Jaara ak xoolinam maam Jaara ak tooginam maam Jaara ak waxinam ak jëfinam mën naa da ngay wàcc di wàcc di dem quoi. kon ñu bàyyi leen ñu déglu rek suñu rubrique découverte. rubrique découverte. gën maa xamee si turu Muna Saliou nekk ci ndongo daara di ko tarbiyu ngir mën cee xam dara. léegi bëgg nañu xam lan moo la dugal ci islam bi naka nga def ko commencé di islam yi. waaw man mën naa ne sama dugg si islam yàlla si Xaadim Fall la ko jaaralee ndax man au début je faisais de la poésie ba ma ko gisee muy def islam et ça m'a plu ma ne pourquoi pas transformer la poésie que je faisais en islam et depuis booba tey moo tax ça m'a poussé ça m'a forgé j'ai eu le courage ma dugg si mille islam bi. léegi tey bëggoon nañu xam lan ak lan nga jot a def depuis que commencé islam bi. je peux dire que c'est à peine un an. C'est à travers l'Académie Plume d'Éveil si la duggee réellement si l'islam bi mais auparavant j'avais écrit qu'un seul texte boo xamante ne je l'avais déclamé sur 2 scènes et les gens ont apprécié après si la ne pourquoi pas ma dem ut benn milieu boo xamante ne fa laay gën a nekkee si islam bi. waaw soxna May nga wax ni tuuti rek ci Académie Plume d'Éveil lan la def ci yow ak fan la jëlee. waaw wax si Académie Plume d'Éveil day doon loo xamante ne lu ma neex lay doon parce que mën naa ne man ñoo ma seete tey lu ma am rek ñoom la gaa mën naa ne jotaguma wër Sénégal jotaguma wër feneen ak feneen mais alhamdulilah li si jot a am ñu si sant yàlla bu baax nit ñaa ngi commencé ràññee te grâce ak Académie Plume d'Éveil la ñooñu seete formé ñu lépp li nga xamante ne islam bi laaj na ko ñu koy jàngal te bëgg naa dem fu sore ak islam bi macha allah bàyyi wuñu benn yoon te man si seen turu kawe. waaw tey jii nii Muna Saliou fan nga bëgg yóbbu islam wala yow fan nga bëgg islam yóbbu la fa. waaw comme ni ma ko waxee woon si njëlbeen ba rek islam bi dama si ndongo daara di ko tarbiyu bu baax ngir bëgg ci am dara ndax nit looy def rek mu ngi ko bëgg te islam bi da doon moo xam ne dañ kaa bëgg suñu xol bëgg nañ ko yóbbu niveau international ba fépp fu ñu dégg kàngaam yu mag yi si mille islam ñu dégg ñu fa loolu rek moo si nekk suñu mbébét à travers islam bi ndax à travers islam bi la ñu mën a génne li nga xamante ne moom la nit ñi di dund di nekk suñu xol di waxal ñi nga xamante ne mënuñoo wax te bëgg nañ li ñu wax tamit ñu dégg ko fépp si àdduna bi. lii moo doon seen rubrique découverte ci islam ci xol. 94.5 Dakar FM la rajo Bonar waaye damay wax ne kooku ñuy dégg moom mooy Muna Saliou. kooku moom moo nekk soxna May Sène ñu gën ko xamee ci turu Muna Saliou. di slameuse bu Académie Plume d'Éveil. kon Muna Saliou dañuy dem rek jël benn morceau Muna Saliou déglu ko donc morceau bu nga xamante ne def na ko moom ci boppam mi def rubrique découverte bi waaye merci beaucoup Fatima mi nga xam ne moom moo ñu jëlal lii di rubrique découverte kon Fatima ñu ngi lay bëggee yow tamit merci encore une fois. ñu dem seeti Muna Saliou 94.5. J'ai trouvé l'homme qu'il me fallait, il y a longtemps de cela qu'il me fallait. Vous êtes l'absolu, le vrai meneur élu. Sama la bëgg te bëggantuwuma la sopp la te soppantuwuma la naw la lool te muy dëgg lool te wér lool. damay wax te kenn duma te wax foo ma wax ci yow ndax li nga def ci man yaa def ci man li ñëpp gis te xam ci man yaa ma fal yow mii yaa ma taal ba ku ma gis daal di ma taal ma ni àdduna juróom-ñaar gisuma fi ku mel ni yow doo ñoom te duñu yow di ndey di bàyyi yow yaa di sama waay yaa tax ba fu nu dem ràññeeku am taalibe li nga def ci ñun am sutura te mu sax ci ñun yaatu nga def ci ñun liggéey ñu xam ci ñun ngëm-ngëm te mu sax ci ñun
dunu la mës a fàtte ndax doo ko nuy fàtte Mbàkke ndax nga ñu dey ba dem dey wane dey sa dem gi dey dunu la mën a fàtte dey doomi Bamba jeeg moom fàtte ji Sëriñ Saalihu sunu sang gi yaa nu def ay ndaw yu am ñam ba fu nu dem dal di fa am ndam yaa def ci ñun ni sa baay daan def ci mag ñi ba nu mën a jariñ réew mi sant nañu la te duñu mës a jóg ci di la santati jooy nañ la jooy xoli foor ci ñun de ñàkk nañu wurusu foor ci Mbàkke bàll de yaa nguur ku la am sax lu mu doy wurus gin naa ni yaa nu gënal wurus lu mu foor foor mun a salim asalaamaaleykum salaamaaleykum. kooku moo di Muna Saliou mais Muna ñu ngi koy bëggee nice na kontaan na Muna taalibe la taalibe la ndaxte nee na ci lii bi mu nekk di jàng ci daara ji léegi dama bëgg xam ndax daara Plume d'éveil wala dafa nekk ci daara naturellement daara bi ñuy jàngalee alxuraan mu di ko jàng en même temps wala ci daara ji nga xamante ne mooy Plume d'éveil lay wax ban daara la ciy wax moom buy wax daara xam nga rek xale yi moom dañoo am taalibe moo tax parfois ñu utiliser yenn expression yi bu ñuy wax daara Plume d'éveil daara comme transcription dañuy am école waaw mais xam nga fii fépp fu ñuy jàngee rek daara la mooy daara la dëgg la wolof bi moom daara la waaw bañ nekk ba Plume d'éveil académie la ñu wax donc foofu boo fa duggee daa am lu la fa dugal te li la fa dugal bu ñu ko defee ci yow boo génnee da nga naan fa ma doon jàngee donc foofu jàngukaay la te boo nekkee foofu c'est pas que slam kese la ñuy def on fait du tout dañuy jël ay maîtres yoo xamante ni dañuy exceller ci yeneen domaine ñu leen jël di leen indi ñuy jël seen connaissance di ko transférer di ko dugalaat ci ñun ñi nga xam ni ñun ñoo fa nekk di jàng quoi donc moom moo tax mën nañ ko tuddee daara ndax dañuy jubbantante suñu biir ci li ñuy bindee ci ni ñuy taxawee sur scène te ñu ñuy waxee parce que compétence yooyu noonu yëpp am na fa te ñoo ngi koy partager bu baax a baax a baax te moom tamit mu nekk taalibe quoi moom taalibe la jàngkat la ñu koy féliciter tamit ci bac bi parce que sànq yaa ngi doon wax naka la ñuy mën a allier les choses en période de temps scolaire dañuy diminuer activités yi pour permettre ñi nga xam ne dañuy jàng à ce que ñu gën a concentré wu sur seeni études te boobu ba léegi yàlla ndam rek la ñu ciy defal parce que dañuy am ay bacheliers chaque année te yàlla da leen di jàppale à chaque fois merci beaucoup ñuy jaajëfal nag auditeurs auditrices yi déglu di leen fàttali rek ne 33 821 88 11 seen émission Slam ci xol di am mardi bu jot 19h30 ba 21h30 dinaan gaay yi fii lay amee saa su ne ci 94.5 ci xarale gi nag ñuy ànd ak suñu xarit Demba bu Muna Saliou Demba Muna Demba yaay tàccu lii nee na Demba de nee na nañu ko ne Demba Muna Demba ñoo ngi lay xaar yëmbal incha allah kon am na ñu nekk ci ligne bi ñu jël leen salaam boobu for na de lool boobu min na ko de kooku lool moo tax nee naa la lool ndeysaan dama doon dugg nuyoo rek ndeysaan mais après nag ma ne xaaral ma bàyyi déglu quoi jaara waaw dégg naa sa proposition de non damay laaj dangay xaar rek gaañu bu ñu waxee consensus bàyyi bu mu am consensus rek waaw moo tax ma ne la xam nga lépp loo gis wàññi boo gis ci benn lay tombé te lu jot rek yegg si waaw saa bu yeggsee yow ci sa bopp personnellement di nga mën a jot na inshallah moo tax ma ne la saa boo mën a jot na rek ñu xam ne jot na parce que nag maman nga te ku la jiitu ci kër gi la mu fay xam nag doo ko ci xam te dañu war a nangu di topp sa gannaaw parce que slameur yi fi nekk yëpp maman boo seetloo kenn mënu la fi wax na ne def na ci 15 ans moom laa yaakaar de ndaw ñi door a tàmbali ba tax na yéen ñi fi nekk am na li ngeen ci xam te xamuñu ko naam nag slameur yi ay jàmbaar lañ ñiy door a démarrer ay jàmbaar lañ waaye bu ñu nekkee seen gannaaw te yéen soxoru leen seen xol da ngeen jël yéen a ñëpp jàmm moo tax ñu leen naan maman slameur yi
képp kuy taalif képp kuy def slam ndax ndëgam yëpp benn la ku ñëw ci yow man leer na ma ne bu amee loo koy corriger di nga ko corriger wala loo koy digal di nga ko digal waaye waxuma nag ñoo xam ne da ngeen jël boo xam nga boo defaree dara ba pare su ma defaree dara ba pare dugal ko YouTube par exemple ma ne maman ma yónnee la ko ne ko xoolal xam nga maman dootuma corriger dëgg la day waar waaw loolu yëgal lay doon doon na nekk tàggoo loolu lan lay doon yëgal xam nga kooku bu boobaa kon moom xam naa ne maman kon dootuma corriger dëgg la daf may naan rek baax na rafet na moom kenn dinaa corriger waaye nag bu beneen yoonee rek nga bañ ko defaat rek kon jeex na ku ma jox sa xalaat ku ma wan kenn dinaa la ci jox sama xalaat ndeysaan bu fekkee ne dugaloon ko sama pare tey mën la bu beneen yoonee rek bañ a gaaw a yàkkamti ndeysaan waaw loolu la def ndànk rek defal lu baax lu rafet liggéey bu rafet ndeysaan parce que nit ki il est en compétition qu'avec soi qu'avec lui-même waaw boo defee tey lu baax suba naa defaat lu gën lu raw loolu ndeysaan soxlawul yàkkamti bay buuxante bay fakkastalu moo tax man a xaar ma bàyyi dama doon dugg rek merci beaucoup encouragé Demba ndeysaan ak collectif yëpp di leen ñaanal rek ndeysaan ci kaw ci kanam insha allah jaajëf yal na la yàlla defal jàmm amiin gudd fan bu ànd ak wér ñu bokk ko ñun ñëpp merci beaucoup salaam jërëjëf maman salaam ndeysaan dafa wax lu am solo waaye damay wax ne tout le temps ñun su ma ñëwoon tey gii ne la dama bëggoon nga xoolal ma lii xam nga su ma defee ba pare ba enregistré ba pare ñëw ci yow Ismaïla Lo moo ma waxoon loolu mu ne ma maam ay kàngam lañ ñooñu mu ne da ngay gis artiste boo xam ne dafa ñëw defar ba pare enregistré ba pare ñëw ne Ismaïla Lo damaa bëgg nga xoolal ma nee na li nga enregistré ba pare ba génnee ko Ismaïla Lo nee na waa loolu nan lañ koy nee na da ngay naan borom waaw rek ndax su fekkente ne dafa am li nga koy corriger ndax loolu mu enregistré ba pare wala loolu mu def clip ba pare door la ko won ndax da nga koy naan ne demal nga dindi clip bi nga defaat nangam déedéet kon c'est très important dëgg la moo tax boo comme li nga waxee sànq rek ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la wax fan ngay toogee comme maman moom def na parcours boo xamante ni ñu ne ci milieu islam bi yaakaar naa ni kenn defagu ko ci donc bu fekkee nit da nga ko jox cër boo koy da nga koy tàggu mais doo ko yëgal gannaaw maman kat maa ngi waajal lii ak di lan nga ci xalaat mu jox la ci ay xalaatam nga xool li nga xam ne ànd naag li nga bëgg a def nga boole ko te def ko ndax bu génnee incha allah dina xam ne moom kat lii kat sama tuusa ngi ci biir voilà am na solo ba tey ñu leen di fàttali rek ni 94.5 seen émission slam ci xol di am mardi bu jot ban waxtu 19h30 21h30 ci Dakar FM 94.5 ñu mën a woote ci 33 821 88. Boulevard de la République. Non. yow bàyyi ma waay fu mu toll nii du nangu gars yi day bañ danaan ne fu mu toll nii gars yaa ngi may déglu. non c'est pas ça. c'est pas ça. mais gars yi man xoolal li gars yi daan réel naa leen teñ man dama kontaan si yéen. gars yi kontaan nañ bu baax a baax di leen di wax ni seen émission Slam ci xol. jeex na fii la ñuy tàggatoo weeg ñoom ñoo tëj lii di émission tey bi Tambédou ñuy pare nag bii di ñëw waaw ñuy pare bii di ñëw balaa loolu waa Yëmbal ñi ngi signalé Souleymane Sall moom nee na dund na comme yow li ngay wax ni waaw Souleymane Sall nee na moom dund na ko quoi Souleymane foo ko dundee waaye Souleymane boo otul de école nga ko dundee yow wala sa koñ yes ñuy jaajëfal El Hadji El Negro ñu ngi koy bëggee bu baax a baax boo moom El Hadji di kontaan si moom gars yi ñoom Mame Diarra Gueye Thomas ñu ngi koy bëggee bu baax a baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee gars yi nekk jaar foofu ñu ngi leen di bëggee ñi bëggoon dugg te dugg ñu ñi nga xamante ne dugg nañ ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee ak grand yi nga xamante ne saa su ne dañuy woote pour jaajëfal ñu jox ñu cër bu baax a baax ñu ngi leen di bëggee Tambédou xam naa ne rek kaddu yu mujj yi rek pour lu ñuy tàggatoowee. waaw kaddu yu mujj yi di la ziar di la jaajëfal. di ziar Demba. di ziar auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi doon déglu ñu ngi doon topp tamit ci page Facebook bi. di leen ziar di ziar waa Yëmbal di ziar sunu waa kër ak kër yi ko wër. di ziar ñëpp. di ziar aussi slameur yi nga xam ni sonn ñu tàyyiwuñu bàyyiwuñu aussi fu slam wootee ñi ngi jéem a wuyu si.
aussi tamit di ci def liggéey bu am solo aussi di gën di encourager ñi nga xam ne ci seen localité yu ñu nekk ñu ngi fay jéem a taxawal ay structure ay collectif pour mën a inciter les uns et les autres à ce que ñu gën a wuy ci islam. ñoom ñëpp di leen di wax ne bu ñu ragal bu ñu tiit bu ñu tàyyi nañu génn ñëw fekk si slam ci xol parce que slam si xol nekku fii lu dul promouvoir slam slam jëm ci kanam ndax RTS daf fi nekk pour waa Sénégal daf fi nekk pour ñëpp dégg nga kon seen rajo la buñ ne RTS télé seen télé la mais buñ ne rajo seen rajo la kon RTS ndëgam yéen la fi nekkal te yéen nañu moom yéen nag seen bëgg-bëgg dong la ñuy woy te ku ci nekk nag fa nga nekk rek te nekk di yëngu ci slam boo ñu seetsee rek tamit wala te xamuñu fan nga nekk mais buñ la xamee moom daañ la wëri indi la fii buñ la xamul tamit boo ñu seetsee rek donc nga ñëw def ni ñëpp di def ñu leen di fàttali rek ne seen émission slam ci xol di am mardi bu jot 19h30 ba 21h30 di leen wax tamit ne jox ndaje waaye ndaje bi day nekk lii di talaata bi di ñëw incha allah ñu ñëwaat ci beneen numéro ak beneen découverte incha allah ci RTS 94.5 bu ñu jeexalee tamit ñuy xaar beneen collectif moom tamit mu ñëwaat fii jaar fi ñu jaar après muy gën di yaatu slam di gën di dox incha allah slam di gën di dox di naan gars yi gisaguma tukuleur yi muy tukuleur yi muy pël yi nañ ñëw slam yi ci tukuleur slam yi ci pël nañ ñëw amul joolaa nañ ñëw ñi nga xamante ne mooy ay njaago làkk bu nekk ñun Sénégal ñun la lépp na ñëw en français ak lépp na ñëw vraiment pour ñu gën a dundalaat suñu Sénégal gi xam ne ñun slam fu ci lu nekk lañ koy teg daal vraiment rafet na ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen di wax ne dañuy ñëw lëkkale suñu chaîne yi ngir dëgtal leen xibaar yi ci yaatal buñ ci jógee dellu siwaat fii ci 94.5 seen émission slam ci xol di am mardi bu jot 19h30 21h30 ak Diarra Slam ki leen nekkaloon ci xarale gi tey ci technique bi moo nekk seen xarit Demba bu Muna Saliou mi ngi noonu kon Tambédou ak Diarra Slam ñu leen di jox ndaje talaata bi di ñëw ci 94.5 Dakar FM